asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax ñu bëggoon a wax rek ci audio bi nga xamante ni moom la ñu dégg fan yi muy daw ci toile bi di benn audio boo xam ne ki ñuy wax Bougane Gueye Dany di PDG wu des médias waaye tamit di président mouvement bi tudd gëm sa bopp. ni ma déggee audio bi nag man ci sama xalaat bu gàtt mooy dafa am ku mu doon waxal en privé. kooku moom moo jël affaire bi daal di koy partager mu nekk loo xamante ni dañ koy ñaawlu Sénégal léegi li fa am dafa jéggi dayoo parce que da ngay wax ak nit en privé nga wax sa wax mu jël ko daal di koy divulguer defe naa ne divulgation de données à caractère personnel loi bi daf koy tere ba tax na tamit ñu bëri war nañoo moytu. def attention parce que ñun nu ñu jàppee réseaux sociaux ak nu ñu jàppee internet ñu ëpp ci ñun loolu baaxul mooy fexe rek pour jéem a yàq nit ki di waxtaan ak nit mu wax ay waxam yow nga wax say wax yow sa wax nga jël ko téye ko ba pare jël ay waxam daal di koy teg ci toile bi pour mettre ko en mal ak sénégalais yi defe naa ne loolu lu ñaaw la moo tax maa ngi conseillé ñi nga xam ne ay personnalité publique lañ ñu def attention bu baax a baax. waaye nag saaga moom wax dëgg yàlla culture la Sénégal saaga nag baaxul waaye suñu waxantee dëgg il faut qu'on se dise la vérité saaga culture la Sénégal sénégalais yu bëri ñu ëpp ci ñun bu ñu meree dañuy dagg saaga waaw léeg-léeg nga gis kilifa goo xamante ni day mer rek dagg saaga ndey waaw léeg-léeg mën ngaa nekk ak sa yaay ci kër wala nga nekk ak sa papa ci kër gi nga def sa ay conneries mu mere la saaga la yooyu dañ ko fiy gis. voilà su fekkoon ñuy saaga ñëpp dañ leen di enregistrer teg ko ci toile bi defe naa ne di ngeen dégg façon saaga bu nekk te di ngeen ko déggee ci ay nit ñoo xamante ni dañ leen di sax bett quoi ba tax na daal nañuy suturaalante c'est très important quoi yàqante bi amul benn njëriñ su ma jógee ci loolu damay ñëw wax ci Bougane Gueye Dany quoi erreur politique bi nga xamante ni def na ko gis nga erreur en politique ça se paye quoi. Bougane dafa ñafe àddunaam te loolu xam nañ ko quoi il est parti de rien ñafe ba taxawal entreprise am groupe de presse bu mag nekk une personne influente créer de l'emploi créer des emplois mu nekk loo xam ne lu baax la ñu dem ba mu yàgg mu dugg ci politique bi créer mouvement yam mais pour man dafa nekk ni koo xamante ni dafa xaw a rëy xaw a yëg boppam te man pour man loolu baaxul ci homme politique baaxul sax ci kenn rawatina koo xam ne homme politique la da ngay soxla pour nit ñi yow fal la parce que homme politique li ngay yóotu yëpp moo xam poste bu mu mënti nekk mooy poste électif yëpp moo xam maire moo xam député wala nga nekk président wala président conseil départemental yooyu yëpp nit ñi ñooy tax nga nekk ko parce que nit ñi ñoom ñoo lay votel pour man nag su fekkee da nga bëgg nekk dara am na benn comportement boo xam ne da nga koy am ak nit ñi ci wàllu masla ci wàllu mën a muñ yenn yi parce que ay gaaw a mer gaaw a saaga gaaw a xeex gaaw a xuloo defe naa ne amul benn sens man mi Bougane fekkee naa benn yoon xeexam man je parle en connaissance de cause parce que boobu man maa ngi Walfadjri moom mu ngi fa jógee woon yàggul dara dem Sud FM après bi gars yi mi demee ubbi RFM ñoom Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop ñoom Assane Gueye après ci lañ ko woo mu dem RFM jógee Sud FM mais bi mu demee RFM noonu bees le 1er septembre 2003 lañ ubbi RFM du ma ko fàtte mukk bi mu demee après comme ñoom dañoo jógee woon Walfadjri léegi ñu ne pourquoi pas ñu organiser benn match quoi Walfadjri ak RFM léegi ñu organiser benn match benn samedi piscine olympique man mi jour boobu sax maa ngi doon football Bouba Ndour mu ngi doon football ak yépp quoi ak ay DJ Boubs boobu lay soog a jógee Walf sax dem RFM moom RFM la doon football léegi Omar Ñing bi nga xam ne c'est un journaliste nekk RTS instant bi temps yooyu mu ngi woon Walfadjri dañ doon def journal 18h man ak moom ma koy defal mise en onde moom muy présente mu nekk ku baax ma koy ziar di ko nuyu de passage instant bi moom mooy ànd ak président Macky Sall des fois di def reportage yeeg yooyu noonu quoi Omar Ñing nag comme dafa mënoon a football nekk un bon joueur
dafa téye woon Bougane di ko ràccal quoi xam nga ràccal mooy ngay duut comme Ronaldinho ni muy def noonu quoi ay spectacle xam nga di duut Bougane di ko duut mel ni ku koy xaw a ñaawal te boobu on était en plein match nekk ci biir match bi Bougane jékki-jékki rek dóor Omar ñi ngi benn arrêt quoi ndax duut yi ko doon Omar ñi ngi di duut si la mer ba dóor ko arrêt mais loolu c'est catastrophique football nit ki di la duut nga dóor ko match ba nag boobu la tas fans club Walfadjri bi ñëw dugg envahir terrain bi affaire yooyu après ñu àtte leen xam nga dugal ko ci oto après mu dem Omar ñi ngi tamit dem quoi mu jeex donc man pour man bu demee nag ba dugg ci géopolitique bi bëgg a nekk président parce que dafa ne dafa bëgg a jiite réew am ay ambition présidentielle war na mën a soppi doxalin ba pare buy wax ak nit ñi tamit war na mën a moytu bi mooy ngay wax ak nit ci benn audio en privé di saaga ndey te saaga boobu mu saaga moom ñi muy saaga defuñ ko dara pour man quoi mooy booy Ousmane Sonko yi muy saaga noonu moom ki ko def dara mooy Adji Mbergane Kanouté te moom ci affaire u Adji Mbergane Kanouté la doon wax ak ki mu doon discuter mooy li Adji Mbergane Kanouté wax ne ñun dañoo am ay liste parallèle yi ay gëm sa bopp ak ay ànd nawleeg yëpp ci la bokk tudd ay yeneen mouvement yoo xam ne bokkoon na ci seen liste parallèle yi ci lu ñu wax léegi moom li Adji Mbergane Kanouté wax moom graawalu ko daf ne loolu lapsus la xam nga maanaam dafa wax affaire bi rëcc ko da doon lim ay mouvement affaire bi rëcc ko léegi nag mu ne loolu ñi koy wax du ñenn ñu dul booy Pastef yi dañoo bëgg a indi benn problème ci digganteem ak Ousmane Sonko te problème amu fa ba pare ne ku ci jàkkaar ak moom wax ko mu def noonu sa ndey voilà pour man Adji Mbergane Kanouté la waroon a dal ci kawam quoi wax ak moom mais pas mu jël affaire bi def ko occasion mel ni dafa am lu mu jàppaloon booy Pastef yi wala li am ci résultat yi génn ci élection yi daf ko neexul ba tax na mu jàppal ñooñu en ba leen di saaga ndey Bougane man je te considère comme un frère ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañoo bëgg Sénégal avancé te dafa am lu nekk Sénégal loo xam ne ñun neexuñu man moo ma dugal ci vidéo yi may def mooy 1960 ba léegi ñun avant ñu juddoo dafa am benn système bu fi nekk bu mauvais boo xam ne ay politiciens ñooy ñëw laaj réew mi ñu jox leen ko suñu leen ko joxee ñu dem uti seen ay xarit ak seen jabar ak seen ay doom ak seen ay nijaay seen famille yëpp dugal ci biir ñiy séddoo xaalisu sénégalais yi ñoom du ñu am dara xaalis bi ñuy cotiser politiciens yi ñoo koy jël séddoo ko di ko lekk seen biir nekk ay multimilliardaires te duñu leen respecté bu élection jotee ñu ñëw di leen ger pour ñu voter leen jëndal leen ay t-shirt jëndal leen ay tissus dugal leen ci ay car jox leen ay 5000 francs wala 10 000 francs pour ñu voter leen su jeexee jeex na sénégalais yi sonn bu ñu feebaree duñ mën a faju seen doom yi dugg ci gaal yi di dee pour dem Europe jàpp ne Europe rek lañ mën a tekkee te ñun Sénégal suñ ko defaree tey ku nekk war nga mën a jot sa wàll ci réew mi te doo sonn muy le don de soi bi président Ousmane Sonko oote moo tax président Ousmane Sonko bi mu ñëwee man ma déglu discours am lire livre am damaa gis sama bopp ci moom parce que mosuma dégg loolu mosuma gis loolu bi ma xàmmee koo ba léegi mosuma ko gis ci benn homme politique kum neex nag nga bañ a ànd ak moom na doy la mais man doy na ma te bëri naa ci ay morom mais pour man Bougane comme moom daf ne idéologie bi Ousmane Sonko am la am même objectif la am mook ñoom Thierno Bocoum ak ñoom Abdourahmane Diouf ak Thierno Alassane Sall loolu moo tax mu démissionné ci gouvernement bi pour défendre intérêt sénégalais yi mooy contrat bi ñu waroon a signer Total pour exploitation pétrole beeg gaz beeg yooyu si la jotee Macky Sall ba daal di démissionné ci gouvernement bi Ousmane Sonko lu muy oote mooy politique bu bon bu fi nekk depuis 1960 mooy le mauvais système bi nga xam ne moo bloqué Sénégal loolu moo tax mu créé parti ànd ak ay nitam am ay xale yu bari yu ko gëm topp ci ginnaawam am ci moom yaakaar ak ñoom ñi ma tudd sànq ñoom Thierno Bocoum Abdourahmane Diouf ay ñoom Déthié Fall loolu moo tax ñu jógee ko réew mi parce que dañoo dem ba gisatuñ seen bopp foofu noonu pour man comme ñoom ak Ousmane Sonko ñoo bokk benn objectif comme ñoom ak Ousmane Sonko ñoo bokk idéologie mooy li fi ne nañ ko fi jëlee pour indi leneen lu baax ils sont pas obligés nag ñoom ñëpp ñu dem bokk ak Ousmane Sonko parti man waxuma loolu j'ai pas dit ça mais
comme dañ fay bëgg a jëlee ki nga xam ne moom mooy le président Macky Sall dañoo war a nekk benn ñoom ñooñu ki nga xam ne moom la yàlla may jiital ko sénégalais yi bëgg ko mu am benn notoriété boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët ñu d'accord loolu ànd ak moom rangé wu ci gannaawam parce que yàlla mooy xool ki ko neex mu def ci moom li ko neex ah àdduna bi mu sosoo ba léegi nit ñi mosuñoo tolloo yàlla yonent yi sax daf leen a gënale tilkal rasulu faddal naa baadahum ala baad kon war nañ xam ne yàlla yonent yi sax daf leen gënale mu ñëwaat ne wala xadd faddal naa baadal nabiyina ala baadin yonent yi rek yàlla daf leen gënale nit ñi sax ci seen bopp yàlla deful ñu tolloo ay daraja unzur kayfa faddalna baadahum ala baad wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila donc nit ki su fekkee ne yàlla dafa am lu mu def ci moom da nga war a am grandeur nangu loolu ngeen ànd ngeen liggéey réew mi tey jii Bougane pour man mënoon na bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ak mouvement yam mais intention bi mu amoon bi muy ñëw ci coalition bi ñëpp xam nañ ko mooy intention wu ñëw dugg génnaat pour coow am benn dualité am ñuy wax Bougane di wax Ousmane Sonko xam nga loolu c'est pas du tout sérieux quoi pour man su fekkee ne li muy oote dëgg la ak li koy nit ñi di tuumaal su bëggee wan Sénégalais yi ne loolu du dëgg mooy dafay jàppale Macky Sall wala Macky Sall lay liggéeyal pour man dafa waroon na ñëw bokk ci Yewwi Askan Wi su si bokkee dem laaj Saint-Louis xam nga ñu jox ko mairie Saint-Louis bi tey jii bu demoon ci Yewwi Askan Wi bañ a génn nekk fa bu demee nekk candidat ñu jiital ko Saint-Louis mais mook Aba Mbaye xajuñ ci Mansour Faye parce que déjà Aba Mbaye ak Mansour Faye ballottage dafa am mën naa am sax gars yi dañ see profité ci ballottage yi pour sàcc comme li xew Pikine ci diggante Timbo ak docteur Cheikh Dieng kon Bougane foofu la defee erreur wala su demul Saint-Louis sax Sacré-Cœur gi nga xam ne fa la dëkk mairie Sacré-Cœur Mermoz bu demoon moom la ñuy def tête de liste mu gagné ko facilement parce que instant bi Yewwi Askan Wi moom moo gagné commune Sacré-Cœur Mermoz bi nga xam ne Barthélémy Diaz moo fa nekkoon maire mais ay affaire u égo ay affaire u ni Ousmane Sonko mel dinaa ko mel par force lu tax Ousmane Sonko mel nii te man meluma noonu xam nga te man la nit ñi njëkk a xam que Ousmane Sonko am naa groupe de presse am naa xaalis affaire bi du loolu yàlla mooy xool ki ko neex mu def ko kilifa jiital ko sénégalais yi bëgg ko te loolu nag ci wàllu politique ci jamono ji ñu toll loolu yàlla Ousmane Sonko la ko may nangu leen loolu gis nga Barthélémy Diaz dafa am humilité ñëw ànd ak Ousmane Sonko te pourtant moo jiitu Ousmane Sonko ci politique mais est-ce que wàññi na ko dara daf kaa yokk soo àndee ki ñëpp bëgg yow dañ lay bëggaale Déthié Fall ñëw na am humilité ànd ak waa Yewwi Askan Wi nekkul sax candidat fenn nekk mandataire national am na ñeneen ñu nekk ci coalition bi tey dañu am humilité ñëw ànd ak Ousmane Sonko xam nañ notoriété bu Ousmane Sonko am ak kilifa gi ko yàlla def ak bayre bi mu am popularité bi mu am ñu nangu ko ñoom Habib Sy mën nañoo jur Ousmane Sonko Khalifa Sall tuuti mu jur Ousmane Sonko parce que Khalifa Sall mag la 1957 la judd 65 ans la am du xale kooku mën na jur Ousmane Sonko donc kon gis nga erreur politique ça se paye erreur boobu Bougane Gueye def noonu tey jii dina ko topp ba faaw te dina am orgueil pour delluwaat Yewwi Askan Wi dem dugg fa te pour mu delluwaat sax gars yi dañuy xoolaat affaire parce que duñ ko wóolu parce que wax jooju ñuy wax ci moom ak lu mu dugg ñëw génnaat di wax ay waxu couleur te couleur bi mu doon kaas noonu moom bi mu demee couleur am la jël def ko ci grande coalition gëm sa bopp bi te moom bi mu ñëwee def ne couleur Pastef la fa gis man pour man loolu du lay ay affaire couleur objectif bi mooy teg benn coalition bu mag boo xam dina mën a jëlee Macky Sall fii nii affaire bi processus la dañ koy commencer ci élection locale dem ba présidentielle nekk benn jëlee fi Macky Sall loolu mooy objectif bi loolu soo ko gëmoon da ngay toog Yewwi Askan Wi pour man Thierno Bocoum tamit il a commis la même erreur que toi Thierno Bocoum c'est un jeune politicien il a de l'avenir ba pare dafa set wecc fu mu nekk nii moo ko Ousmane Sonko dañoo méngoo pour ànd war nañoo mën a ànd liggéey ak mouvement yam agir
moom it bu ñëwoon Yewwi Askan Wi dem togg ak gars yi waxtaan ku noonu buñ paree dañ koy jël def ko candidat ci maire bu Parcelles ku noonu Jamil Si kenn di ko jiital Jamil Si mu ngi nii kenn xamu ko te nekk na maire parce que Yewwi Askan Wi moo am doole parce que Ousmane Sonko tamit lu mu bokk ci Yewwi Askan Wi dafa am benn influence bu mag a mag xale yi dañoo bëgg Ousmane Sonko am na ñoo xam ne xooluñ sax kan la ñuy jiital kan mooy candidat ci yenn localités yi dañuy ñëw rek gis bulletin Yewwi Askan Wi mooy bi bu Ousmane Sonko nekk rek acca dugal nañ seen yoon nekku ci kon Thierno Bocoum moom it pour man li mu génnoon di attaqué ñoom Khalifa Sall ak Ousmane Sonko naan dañuy teg deal dañuy beddi ay nit ak yooyu noonu xam nga loolu juralu ko dara lu baax su ma doon moom ci moment boobu damay dem ranger wu derrière ñoom waxtaan ak ñoom ñu def ma candidat Parcelles Assainies ma ñëw nekk maire parcelle mu jeex tàkk facilement dafay yomb Thierno Alassane Sall tamit même chose moom dafa ñëw jël Ousmane Sonko def ko wujju te mënu leen bokk nag benn objectif ba pare nag di wujjante nañ waxante dëgg yow Thierno Alassane Sall lu fi nekk neexu la ba tax nga joteeg Macky Sall génn ci gouvernement yam ba pare ñëw dans l'opposition bëgg a créer une opposition dans l'opposition moom c'est l'opposant de Ousmane Sonko dans l'opposition te loolu rafetul dañoo war a bëgg Sénégal nekk benn am benn objectif mooy le départ de Macky Sall jël suñu ay intérêt personnel teg fële ku yàlla jiital ñu xam ne yàlla moo la jiital ñu àndandoor ñoom ñëpp liggéey réew mi changer réew mi tey bu ñu demoon ba 2024 su fekkee ne Sénégalais Ousmane Sonko moo leen doy ñu tànn ko mais Thierno Alassane Sall mën na nekk dans le gouvernement de Ousmane Sonko Thierno Bocoum même chose Bougane Gueye Dany même chose ak ñeneen ak ñeneen ils sont pas obligés nag ñu nekk Pastef sayel seen parti Pastef mais ñu ànd liggéey su boobaa opposant mënul ñàkk mais dinañ am ñeneen ñu leen opposé soit ñi daanu wala yeneen opposant yu bees juddu loolu daal laa amoon lu may wax daal di leen wax ne législative yi nag mu ngi ñëw nañ xool nu ñu retrouver dafay retrouvaille toog waxtaan nekk benn xam nga parce que waa ji mu ngi def ay pexe li ko dal ci local yi nii daf ko xaw a bett xam nga te diggante bi dina fi def ay pexe ba jéem a sàcc législative yi comme ni mu defoon 2017 def ko ci présidentielle 2019 nañ gën a farlu ci affaire bi objectif bi benn la mooy le départ de Macky Sall ñun ñëpp suñu yitte la war a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.